Sococim Industrie moo leen di may seen émission tabax. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu RDV dañuy bég bu baax a baax dellu si waat àndaat ak yéen baalu leen àq baal leen àq gannaaw bi nga xam ne si nekk gis ngeen ni defoon nañ benn weer boo xam ne dañu noppalu ji woon demoon defi li nga xam ne moom moo di faratay koor yi dellu si waat nañ àndaat ak li nga xam ne moo di suñu ay partenaires dellu si fas yéene àndaat ak yéen ñi nga xam ne yéen suñu ay téléspectateurs yéen ñi fidèle loolu ci li nga xam ne moo di seen programme mu seen émission bii di tabax nag tey dafa ñëw taxaw benn place bu ngeen gisee ni ma def xam ni dafa am fu ñu bëgg a génn am lu ñu bëgg a waxtaanee am lu yaatu loo xam ne ci lañ bëgg a jëm moom mooy def benn bilan boo xam ne si ne nii 4 ans déjà li nga xam ne si ni moom moo di loi baisse du prix du loyer amoon na ko ñu voté woon ko fële ci assemblée nationale mu juróon coow lu bëree bëri ci dëkk bi ñii ne baax na ñii ne baaxul ñii ne dafa yéex a am loolu lépp tey bu ngeen ñu toppee ci seen émission tabax dinañ ko waxtaanee waxtaan kook ñi nga xam ne si ni ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu bokk na ci ki nga xam ne si moom moo di Maman Ndao président ASCOSEN waaye bokk na ci tamit ki nga xam ne moom moo di Ismaïla Sall nekk le président des locataires waaye duñ ci yem agence immobilier ñoom tamit dañ leen ci boole ak ki nga xam ne si moom moo di monsieur Mbaye nekk waa FASIS kon tey bu ngeen ñu toppee loolu lépp incha allah dinañ ko am mu nekk benn waxtaan bu yaatu buñ fas yéene amal dëxañ ko indil leen ko ci seen émission tabax bu tey bi. jërë ngeen jëf comme ni ngeen ko waxee léegi rek ci li nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane ñi ngi nekk nag ak ki nga xam ne si ni moom lañ ci gën a dégg muy le président Momar Ndao ñu fas yéene waxtaan ak moom mu defal ñu benn résumé ci tey jii li nga xam ne si ni moom moo di loi bi nga xam ne indi woon nañ ko jëm ci wàccee li nga xam ne moom moo di njëgu loyer président ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokku téléspectateurs yu RDV. jërëjëf Kader ci invitation bi maa ngi lay nuyu di nuyu ñi seetaan télé bi ci biir réew mi ak bitim réew. jërëjëf ñu àndoon ak yow ci tàmbali li nga xam ne moo di émission tabax yàlla dimbali ñu tey ñu dem ba toll fii ñu dellusiwaat bi yoon fas yéene waxtaan ci li nga xam ne si ne moom moo jëm ci beesu prix loyer yi tey fi jamono toll kan lañ mën a wax ni moom la yëf yi gën a avantage bu ñu gisee ni kat coow li bari na kenn ku ci nekk yaa ngi wax ni am na njëriñ amul njëriñ tey yow mi nga xam ne yaa fi nekkal askan bi ci benn côté naka nga mën a defee benn jàngat ci loolu. waaw jàngat bi mooy wax dëgg yàlla loi bi arrangé na ñi nga xam ne ñoom ñooy locataires yi ndax wax dëgg yàlla bañ ko defee presque 98% nit ñi wàññi woon nañ ndax boobu temps nit ñi sooy fay 100000 rek da ngay ñëw jox waa ji 71000 kon mu nekk loo xam ne lu ñu rafetlu woon la ci diggante bi nag xam nga am na ñoo xam ne bëggee nañ benn façon bëgg ci yenn borom kër yi ba tax na ñu ngi jéem a seet ay prox ndoxal yu ñu mën a jaar pour vraiment bañ a wàññi wala pour yokk location bi mais yàlla def na daal képp koo xam ni am nga jafe-jafe bu mel noonu soo ñëwee ci ñun jàppale nañ la ba tax loolu mu nekkut li nga xam ne daal moom la ñuy déplorer mooy ne daal état bi daal bi nga xamee ne ñun fexe nañ ba mu wàññi location bi dafa toog après seetaan ndax loi yi nga xam ne moo jëm ci mbirum location ministère des finances moom lañ chargé premier pour mu appliquer ko. loi bi am na njëriñ wala amul njëriñ. loi bi romb na am njëriñ ndax du loi bu bees loi bu fi amoon la liñ wàññi rek liñ changé ci loi bi rek mooy njëg gi mu wàññeeku mais loi yi nga xam ne ñoo fixé ni ñu war a fixé prix du loyer ni ñu war a protéger locataire beeg yooyu yëpp mi ngi fi woon déjà. ñun wàññi rek lañ ci def te loolu am njëriñ la ndax ñam am na ñoo xam ne fu ñu tas ak man dañ may ñaanal ba léegi parce que dañ naan ma man li ma doon fay am naa 29000 francs yu may def sama gafaka ñii naan am naa 40000 et cetera yu may def sama gafaka donc. léegi tamit ci li mu jur tamit ci ay problème bokk na ci ñoo xam ne si ni dañ leen a mujj génnee seen i ay kër sous prétexte que dafa am travaux yoo xam dañ koy def dem nañ ba ñenn ñi mujj nañ contourner loi bi comme wax nga ko sànq mais dañu naan leen damay génnee parce que dama am réflexion yu may def bu ñu génnee ñu peinture toj ñaari buntu ñaar defaraat dem jëliwaat beneen locataire bu bees dugal ko fa kooku war a dem fay lu ëpp la mu daan fay. déedéet xam nga loolu yëpp tamit mais yow doo ñëw nga luyee sa taxi dugg waaj toog ba mu neex ko ne la wàccal rek du la waxee da nga wàcc rek da ngay wàcc te nga fay ko sa xaalis non du noonu génnal rek nga génne non yoon dafa fixé ci yan condition lañ mën a génnee gis nga locataire buy fay normal kenn mënu koo génnee facilement parce que pour nga génnee ko dafa am ay conditions yu compliquées da lay wax naan il faut nga nekk ci période triennale maanaam ku dugg 1er janvier 2014
mënoo koo jox congé lu may 6 mois avant 1er janvier 2017 su la loolu rawee 2020 su la loolu rawee 2023 kon génnee ko déjà rek ci boo xam ne yow si boppam sax am nga demande bu valable sax mënul nekk facilement beneen bi mooy mënoo koo génnee pour dugal sax sa frère ba bokkal ndey ak baay dafa am ñoo xam ne ñoom la loi wax ne ñooñu rek a tax nga mun leen génnee mooy sa doom yow wala sa doomu soxna wala sa wayjur wala sa wayjuru soxna. recensement bi ndax am na parce que nekk na problème boo xam ne si ne nii inquiété na ñu bari ndax recensement bi ci maison à usage commercial yi bari na ndax nit ñi dañuy tabax ba mu neex leen rek jékki-jékki rek loué état bi lan la ciy gagné mais aussi population bi lan lañ ci am ak aussi lan la ñuy def comme contribution wala sax ma bàyyi la nga tontu ci atuma l'état. waaw maanaam lan la état bi di gagné ci loolu ñi nga xam dañuy tabax seen kër di loué te fekk na. teguñ ko ci yoon waaw d'accord xam nga état si boppam dafa wax ne ñi nga xam ne dañuy loué ay kër ay commerçant lañ donc commerçant dafa am ay taxes yoo war a fay léegi nag yoon dafa wax ne boo signé contrat yow ak ki nga xam ne moom mooy sa bailleur da ngaa war a dem déclarer ko domaine avantage mooy soo ko déclaré ñoom ci seen bopp dina tax ñu xam ne kii mi ngi loué xaalis mi ngi liggéey war na fay impôt en même temps dinañ xool tamit ndax waa ji lim la signal baax na wala déet normalement loolu lay ci jublu mais bu fekkee ne ñooñu benn côté liggéey bi rek lañ xool tam beneen côté liggéey bi xooluñ ko du sotti waaw jërëjëf li may tàggoo rek mooy ñu xam ne dañoo am ay àq ak ay yelleef ku dëkk ci kër jàmbur na nga ko sàmm bul yàq kër jàmbur ga ku dëkk ci kër jàmbur da nga ko war a fay même bu la joxee congé chaque mois da nga war a fay mais itamit képp koo xam ne teg nañ la loo xam ne jaaruwul itam da ngaa war a kalaame ndax ku kalaamewul kenn du xam sa rongoñ te duñ la ko mën a fompal. jërëjëf le président Momar Ndao di président ASCOSEN ñu gërëm ko bu baax a baax ci disponibilité waaye tamit leeral yu am solo yi nga xam ne si ne indil nañu ko ñun nag du ñu jeexal benn yoon te demuñu seeti tamit yeneen wàll yi lan la ñu wax ban xalaat lañ ci am bu ko defee ñu dëgtal leen ko ci seen émission tabax bu tey bi nga xam dañoo jóg rek jublu ci waxtaan ci li nga xam ne moom moo di bilan wu baisse prix du loyer depuis léegi mu am ñaari at ak lu topp. jërëjëf comme ni ñu ko defee woon léegi rek ñu gërëm bu baax a baax nga xam ni nag moom moo di le président de ASCOSEN Momar Ndao waaye ni ñu leen ko waxee tey dañu bëgg a def benn waxtaan bu yaatu boo xam ne mi ngi jëm ci li nga xam ne moo di bilan bi bu ñu ko waxee nag moom moo di baisse du loyer bi nga xam ne si ni amoon na fi ñenn ñi nañ ko waxee coono la du coono am na njëriñ amul njëriñ am na ñoo xam ni bég nañ ci waaye am na ci ñoo xam ne si ni naqari kese lañ ci jëlee am ci ñoo xam ne si nag bëggatuñ ko sax ku leen ko wax ndax loyer yëpp noonu la war a mën a mel warta mën a mel noonu ba tax am na association yoo xam dañoo jóg taxaw nekk ay kuréel yoo xam ne dañuy défendre li nga xam ne si moom moo di les locataires ñu nekk ci ak nga xam ne si moom moo di monsieur Sall nekk le président Sall tey bu ñu bëggee waxtaan ci bilan bi gannaaw bi ñu la nuyoo bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. jërëjëf Kader maa ngi lay gërëm di la sant di nuyu aussi téléspectateur u RDV yëpp di rafetlu itam invitation bi ak waxtaan bi nga xam ne nar nañ koo seq ci mbiru luyaas. mu jëm ci li ma njëkk a wax léegi ci sama njëlbeenu wax tey bu ñu bëggee defal bilan bi yéen ñi nga xam ne si ne nii yéen ay locataires yi lan ngañ ciy wax. waaw bilan bi daal ñun ñi locataires yi moom xam naa ne xam nga bilan moom day positif wala mu négatif waaye ba ñuy soog a voté loi bi ci 2014 dafa fekkoon ñu toqi woon ba mënatuñoo dem ndax tey boo ku waxal yàlla xam ne mbiru luyaas lu metti la. rawatina fii ci Ndakaaru daanaka bu fekkente ne da nga topp di fay rek bëgg appartement bu rafet wala bu correct daanaka boo moytuwul booy à la traité doo am foo dugal sa njaboot doo am kër te comme yéen da ngeen di wax waxu tabax bala ngay tabax nga am loo dajale pour mën a jënd ciment ak fer ak yooyu waaw pour jëwaat ci loi bi bilan bi buñ koy def bañ koy soog a voté ci bees ba am na ñu ko respecté woon ñu bare ñoo xamante ne nii automatiquement dañ doon ragal représailles ragal nañ yoon dal ci seen kaw ñu wàññi waaye bañ ko wàññee itam am na ñoo xam ne heure bu ñu tegee loi seen spécialité mooy seet nan la ñuy contourner loi bi naka lañ koy galgalee ba am foo xamante ne nii dinañ fa mën a jaar pour daaneel loi boobu loolu nag taxul a jóg loi ndax loi li ko tax a jóg mooy dañuy seetlu ne ñi nga xam ne ci ñoom lay dal ak ña koy jël dañ cee war a booloo déggoo ci pour que buñ ko appliquer mu nekk ci bénéfice u population bi mais loi bi li taxoon mu am particularité mooy assemblée ñëpp a ko voté xaw ma nag ñenn ñi neex na leen ñu voté ko wala neexu leen mais ñëpp a ko voté
mooy loi bi amoon na importance président Macky Sall itam ba mu koy jël gisoon na ne ñun ñi nga xam ne ñooy loué sonnoon nañ lool biñ ko jëlee itam wax fa dëgg yàlla mettroon nañ en place benn numéro vert ministère du commerce fekkoon na itam loi yi nga xam ne moo protéger locataires yëpp ñu ngi woon en vigueur mais dañ ne boo xoolee lu ëpp juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett% ci téeméer boo jël daawuñu calculer mbiru luwaas ci ni nga xam ne moom la yoon tëral maanaam surface corrigée ñu ne nag lii ëpp na da ngay ñëw rek Kader ne la sama chambre salon 250 000 laa koy loué nga fay mais fan la ko Kader teg loolu nag moo taxoon a jóg loi bi même bu fekkee dana am na ñoo xam ne dañ ne niñ ko defee baaxul mais loi bu demee ba comme ni ko grec yi waxee mu viser li gën a ëpp ci population bi pour wàññi seen i jafe-jafe loi boobu même bu baaxul elle est souhaitable loolu nag moo taxoon ñun ñu jógoon ci di ci xeex pour que fépp foo xamante ni nañ fel lenn ci loi wu droit wu locataire bi ñu taxaw xeex ko ba ñu delloo ko ah ku fayul nag moom mënuñ ci yow dara loolu moom dañ koy wax tout de suite moom faaw borom kër gi bu tabaxee këram nga ñëw signer contrat ne da ngay fay soo fayul moom ñun mënuñ ci lu bare mais bu dee yaa ngi fay droit yi la yoon jox yëpp dañ ko war a appliquer pour revenir ci loi bi boo xoolee tey jii nii may wax ak yow ñeenti at ginnaaw bañ ko defee ba pare loi bi buñ ne bilan bi dafa négatif complètement négatif. carrément gëmoo leen ko gisoo leen ci amul njëriñ. non du ne gëmuñu ko gisuñu ko amuñ ci njëriñ waaye xam nga tey doo jur doom rek jël ko sànni ko ci mbedd mi bàyyi ko mu dem da nga koy tette di ko waxal mbedd mi li ci ne loi bi biñ ko jëlee teg ko dañoo jëlul ay matuwaay ya ca war pour teg ko matuwaay yi sax gaa amoon na fi parce que loi bi protégé na locataire bi mais Sénégal xam nañ ñi nga xam ne jànguñ ñoo ëpp. mën na tabax këram def ko usage privé dem ba mu neex ko mu def ko usage commercial te di ko déclarer fenn amul fenn fu mu koy déclarer ba nu ñëw saytu constater kër gi kat répondre na à toutes les normes pour que ñu war ko mën a mettre en location bu ko defee nit ñi mën ko dëkkee mën a defal surface corrigée bi mën ko defal benn contrat boo xam ni ci loolu lay mën a sukkandiku ne man kat mairie wala état bi de manière générale moom moo ma jox tel contrat que sama kër lii laa ko war mën a louer ku ko bëgg nga jël ku ko bëggul nga bàyyi ndax tamit foofu nekkul jafe-jafe bi nga xam ne moom moo waral coow li lépp. loolu nag yaa ngi soog a laal point bi état dafa croiser bras xam nga ñun bi ñu nekkee ci commission bi dañ ne woon bu fekkee appliqué nañ wàññite bi ba pare normalement dañu war a def benn observatoire parce que wàllu immobilier tey yaa ngi def émission ci tabax muy émission bu am importance mais mbiru kër ak suuf mais dafa ëlëm sénégalais te état bi mu ngi seetaan est-ce que sax du ne ñoom ci boppam kër yu bëri liñ ko moom moo tax ñuy seetaan ndax booy wax dinañ waxandoog yow mais bu dara desul lu dul appliqué daanaka day am ñu rétracté wu donc ci mbiru luwaas ci mbiru suuf ci mbiru jënd kër mais bis bu set nga gis ay kër yu ñu démolir nit ñi def ci ay millions bis bu set nga gis koo xamante ni ñu ngi koy génne ci anam yoo xam ne méngoowul ak yoon donc état dafa croiser bras bu ko bëggoon a régler ko ndax am na problème yu gën a complexe yoo xam ne régler nañ ko te problème mu luwaas bi ak problème mu kër problème mu suuf loolu il faut état bi jóg ci parce que c'est une bombe à retardement agence immobilière yooyu dañ ko war a réglementer bi mooy lan tey waruñoo yóbbu population bi ci ay jafe-jafe gis nañ fi agence yoo xam ne da ngay ñëw ñu dajale fukki nit seen avance ak seen caution nga ñëw fekk mu tëj ñu dem seen yoon gis nañ fi agence yoo xam ne dañ naan la dañuy jaay terrain yóbbu la ba ci ab terrain wan la ko ne la non notaire ak yëpp ñu ji nga verser say millions gis nañ ko fi ñun réclamer nañ ñu ko nga ñëw fekk agence ba tëj xamatoo fu mu ne wala bu buñ ko jàppee it lañ cay mën mooy yóbbu ko tribunal atte ko tëj ko bu fayul it day tëdd penam génnaat di rombanteeg yow nga liggéey ay at jël sa xaalis jox ko benn agence immobilière mu dem ak moom donc problème bi nag tey may ñaan gouvernement bi ak état question bi c'est une question importante d'envergure nationale nañ ko jël à bras le corps régler ko ndax population yi sonn nañ trop te di la gërëm di la sant. jërëjëf monsieur Sall vraiment président des locataires kontaan nañ trop ci waxtaan bi leer na tamit ci bopp li nga xam ne moo di téléspectateur am naa ci yaakaar ñun dañuy bég bu baax a baax ni ñu leen ko waxee rek moo di tey gëstu la ñuy def gëstu boo xam ne se ne ni dafa jëm ci seen émission tabax jëm ci ñi nga xam ni ñoom ñooy locataires yi
ak bailleurs yi kenn ku ci nekk ban sañ-sañ ban wàll nga ci am mais état bi fan la war a taxawee waaye duñ ci yem dañuy ànd ak li nga xam ne moo di suñu ay partenaires dem seeti li nga xam ne moom lañ ñuy jox tey muy la Sococim Industrie Car International Touba Ameublement dellu si wéyal suñu ñetteelu pàcc waxtaan tàggoo ak yéen. Car International est une filiale du groupe Car Espagne. Car International évolue dans le domaine du vitrage et de l'aluminium. Ce secteur requiert un niveau très élevé de spécialisation, de performance et de créativité. La qualité est le credo de notre entreprise. Qui dit qualité, dit sécurité, donc contrôle et finition. Car International a lancé Car Service afin de répondre aux exigences du secteur et intervient dans tous les domaines de la construction. Vitrage, polissage, biseautage, double vitrage de 125 pièces jour, toutes dimensions, cintrage, rond et demi-rond, alucubon, mécanisation pièces. Car International a une capacité de production de 350 portes et fenêtres par mois avec un système industriel pointu, des locaux normés, des techniciens expérimentés sous la houlette d'un directeur et d'un chef de production espagnol. Car International, la qualité, notre credo. Tigi refo o kor kari fa jambar ngora belay ngore kari fa o kor bona ko bon kan ga kula ga bon ngayna ngora belay ngore ngora belay ngore way way Depuis 1948, Sococim construit le Sénégal. Touba Ameublement. Touba Ameublement ay salon yu moderne en cuir ak en tissu made in Sénégal. Touba Ameublement da di fierté Sénégal. lépp lu ñuy dem di ko jëgaani bitim réew ñu defar ko ak seeni loxo defar ko ak xarañ defar ko ak imagination defar ko ak fierté xoolal Touba Ameublement salon en cuir yi xoolal Touba Ameublement salon en tissu yi Touba Ameublement mi ngi nekk fi nga xam ne mbokk yi moom moo di Sacré-Cœur 3 boo demee rek ba romb école waree sa càmmoñ wala sax soriwul école David Diop fa nga xam ne moom moo di ca Liberté 6 mbokk yi Touba Ameublement fii la génn lii mooy njëriñu réew mi mooy imagination réew mi mooy 21e siècle Sénégal mënal na boppam Touba Ameublement 77 555 64 78 77 555 64 78 Touba Ameublement fierté Sénégal. merci beaucoup ñu kontaan bu baax a baax ci li nga xam ne nekk moom moo di sunu partenaires yi nga xam ne ñoom lañ àndal ñu yàgg ba léegi nag macha allah ñu leen di gërëm ci li nga xam ne rek moom moo di confiance bi ak it fidélité bi nga xam ne moom lañ àndee ak ñun waaye tamit yéen téléspectateurs yi nga xam ne chaque fois ngeen wan nañu émission bi seen émission la di ci wan di ñu wan mbégteeg bànneex bi ngeen ci am fu ngeen dajeeg ñun wan ñu ko ñu bég ci trop di leen kontaanee niñ ko defee léegi nag ak ki nga xam si ni moom moo nekk monsieur Sall léegi nag ñi ngi nekk ak ki nga xam si ni moom moo di le président de FACIS moom ñi ngi fas yéene waxtaan ak moom ci lépp loo xam ne mi ngi jëm ci wàllu agence immobilier yi ak it li nga xam ne moom mooy jëm ci wàllu courtier yi mel na ni loolu tamit leneen la président ñi ngi lay nuyu namoon la tamit trop. Kader ñu ngi lay jaajëfal di kontaan toujours donc soo amee sa émission bu am solo nga boole ñu ci ñu ngi ciy kontaan di leen ci gërëm ci invitation bi notamment déplacement bi ngeen def jógee biir Dakar ba Zac Mbao fekk suñu fi pour tenir cette émission franchement ñu ngi leen ci gërëm di leen sant quoi. mais FACIS loolu laa bëgg njëkk a xam FACIS parce que téléspectateurs yi léegi dañuy bëgg a topp lépp FACIS pourquoi. waaw FACIS parce que mooy fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal defe naa ne gars yi ñu ngi koy commencé xam
ndaxte man ak yow soo juumul def nañ ci émission bi ñuy lancer la fédération alhamdulilah ñu ngi ci 1 an d'exécution ñu nekk ci FACIS ñun lu ñu jublu ci FACIS mooy lan nee naa leen dañu nekk ci milieu boo xam ne c'est un peu disparate mooy maanaam immobilier boo ko waxee ku nekk day wax ci wàllu agence immobilière rek yu demee noonu mu xawoon a doon loo xam ne ku ci nekk bëgg ciy dugg ñu ne ñun dinañ créer benn fédération boo xam ne dina jéem a noot métier bi mooy maanaam daal tënk ko def ko noo xam ne métier bu ñuy naw lay doon ci la ñu créer fédération bi suñu credo doon assainir et former mooy permettre ñi nga xam ne ñoo nekk ci métier bi doon noo xam ne dañuy maîtriser métier bi doon ñoo xam ne dañuy sàmm métier bi tamit looloo taxoon ñu créer la FACIS depuis 1 an et fi mu toll alhamdulilah ñu ngi sant bu baax waaw. ñu ngi sant bu baax moo tax tey ñu nit ñu toll ci war a def bilan su ñu nee bilan nag dañu naan bilan pour lan wala pour kan bilan ndax gis nañ ni léegi fi mu toll nii ça fait léegi 4 ans yoo xam ne si ni bi ñu waxee ni baisse prix du loyer am na côté bu ci nekk am ñoo xam ne ña ca nekk acteurs yi ña ngay réagir mais ñu gis ni ñenn ñi dañu jël baaraamu tuuma teg ko ci li nga xam ne moom moo di agence immobilier yi ak courtier yi ñu ne ñoom ban responsabilité la ñu am ci yokk ak wàññee li nga xam ne moom moo di jégu kër yi ndax yéen am ngeen ci benn remarque ci loolu. waaw très bien donc nee naa la nit yi du ñu jóg ci di ñu ŋàññee te dañ koy accepter parce que li may wax toujours métier boo dem rek am na ci ñoo xam ne ñu ngi koy doxal ni mu waree am na ci ñoo xam ne ba léegi dañuy doxee safaan ba lu ci nekk toujours dama koy wax ne leen loyer yi moom andi woon na fi bruit bu bëri depuis 4 ans war nañu def bilan vous avez tout à fait raison gisuñu ci évolution dafa gën a metti man te loolu la ñuy déplorer ndax intention état bi mu koy def c'était pour doomu aadama yëpp jëriñu ci gaa am nañu ciy jëriñu fi mu toll mais boo gisee mu am problème donc doon naa ko wax toujours ne leen nañ ko defee au début loolu toujours sañe boobu mooy continuer maanaam boo tënkee loi amoo loo teg ci ginnaam loo xam ne da koy protéger gaa dina am ñu ko sàmm mais day continuer di am problème donc moo tax bu ñuy def bilan à mi ou bien long parcours dañuy wax ne ba léegi am nay problème si certes ñoom ñu ngi ci góorgóorlu association consommateurs yi di ci góorgóorlu ñun ñi nga xam ne ñu ngi yore fédération yi ndax chaque jour ñu andil ñuy plainte di ci góorgóorlu mais n'empêche toujours dina am ñoo xam ne ba léegi du ñu nangoo topp suñu génnee nit dinañu fexe yokku wala ñu andi yoo xam ne wax dëgg yàlla loi bi da koy dàq toujours boo demee tribunal toujours defe naa plainte yi ci loolu lay ëppee génne na ma sama kër daf ko bëgg a loué waat wala génne na ma sama kër dafa yokk loyer bi donc loolu yëpp nee naa la ci xeex bu njëkk ba la rek loolu moom la ñuy wax rek feebar moom boo éradiqué wul mal bi toujours da lay topp dina la topp nag ba mu sës mais nag alhamdulilah donc comme ba léegi nit ñaa ngi tudd ne wàññi amoon na ba léegi am na mais il faut le reconnaître aussi coût de la vie à Dakar moom moo cher quand même ñi nga xam ne jotoon nañ toog ci kër yi te génnuñu ñoom ñoo ciy bénéficié wu mais kenn xam ne ay la wén ne Dakar moom wax dëgg yàlla bu ñuy ŋàññi courtier yeeg agence immobilière yi xam nañ ne yokkute gi jógewul ci ñoom yokkute gi muy jóge ci ki nga xam ne mooy jël xaalisam dem jënd terrain ñëw tabax na mu méttee ci moom buy loué noonu lay bëgg a récupérer bien ndax banque ba lam koy lebale day diis la mu jënd suufam day diis maanaam taxes yi muy fay auprès de l'État day diis donc loolu yëpp da koy bëgg a gàng ci kër gi ba mu ko defee toujours day cher donc lu ñu gaañ agence immobilière yi parce que ñun gestion rek nañuy def mënoo ñëw loué këru jàmm ne ko 500000 nañ koy loué or que borom ne la dama koy loué 100000 parce que gestion rek la donc bu ñuy wax aussi nañ xool ci borom kër yi nga xam ne ñoom ñooy tabax kër yi di ko loué yërmande gi aussi si ñoom la war a duggee certes nag ñun ñi nga xam ne ñooy gérer après muy agence immobilière courtier yi ut kii bi di ko joxe am nañ ci part de responsabilité ñun toujours suñu combat loolu lay doon pour ay lay jëfandiku bi mu doon lu oyof ci moom parce que ñun ñi koy loué di ko joxe waat aussi ñun beneen côté bi aussi dañuy doon ñoo xam dañuy loué kon bu oyofee ci ñëpp ñun dina doon avantage su ñëpp daal. dina nekk avantage ci ñëpp waaye tamit mu am benn côté boo xam ne si ne ni nit ñi dañuy wax ni yéen a war a nekk régulateur social yu njëkk yi ndax yéen a war a nekk intermédiaire diggante borom kër gi ak ki nga xam ne si ne ni moom moo di loué ki nga xam ne moom mooy loué kër gi su fekkee ne si ne ni ñu ngi leen di jox kër. naka lay demee démarche bi borom kër gi day ñëw rek daan ne damay ñëw seeti benn agence immobilière jël sama kër jox ko ñu xayma man ak moom ñaata la kër gi di jar foofu bu ngeen ñëwee xool confort bi nekk ci kër gi ndax da ngeen koy xelal ne ko kër gi kat valeur am nangam la kër gi lii la war a dikkee selon chambre yi ni ñu toll espace bi ak position wu kër gi wala moom day ñëw fixé prix rek jox leen parce que loolu ba léegi dafa des leer ci bopp askan bi ba moo tax léegi ay baaraamu tuuma jëm ci yéen. waaw Karim wax nga dëgg gis nga moo tax ma ne la damay dellusiwaat ci loi bi ba léegi rek parce que loi bi biñ koy teg la surface corrigée da ci doonoon une exception loolu nga ma waxal noonu tënk suñ ko boolee mooy surface corrigée maanaam mooy loo xam ne règle boo xam ne da lay permettre kër gi ngay loué zone ba mu nekk
ak na bien ba déterminer woo bien yi fa nekk dañ koy calculer xayma ko loolu la ñuy tuddee surface corrigée malheureusement doonul woon exception la doon ci règle bi mais bu fekkoon loolu dañoo ci tënku bu boobaa problème bi ñu am duñ ko am yëpp donc su ma ñëwaatee ci agence immobilière yi moo gaa ñun duñu dem toujours ci surface corrigée ndaxte règle bi waxu ko mais ci point yooyu nañuy indiquer en général la personne pour wax ko automatiquement man soo ma nee nit ki mu ngi dëkk Sicap bëgg naa fa 2 chambres salon automatiquement mën naa la wax zone bi lan mooy coût locatif bi donc bu ñu demoon ci surface corrigée bi mën naa ëpp loolu comme mën na yées loolu ndaxte bu boobaa bien bi en tant que tel nañuy évaluer autant pour moi mais bu ñu demul ci surface corrigée ñun dañuy déterminer le prix suivant la zone donc dinañ am nag ay légère différence di nga gis ku nekk Sicap di louer 2 chambres salon 150 000 keneen ki di ko louer 175 000 mais boo koy gis toujours ci standing bi lay dem donc en général yow mi kii andi kër gi di la ko jox yow borom agence bi déjà moom def na enquête boppam xam na zone bi ñaata la ñuy louer kër yeeg yooyu donc agence bi certes am na ci part de responsabilité parce que man aussi je joue le rôle de conseil te sama naataangoo yëpp loolu laa leen di wax mooy nit ki bu la andilee kër gi bëgg a jël bien rek bu mu tax nga wax ko loo xam ne nekkul waaw parce que arrangé wul borom kër gi arrangé wul yow agence bi ndaxte zone bu ñuy louer 150 000 nga affiché sa prix 200 wala 300 000 produit bi du dem day dekk ci say loxo te bu dekkee sa loxo lu yàgg borom kër gi day préféré jox ko keneen du li am sax léegi parce que ñoom dañuy mettre en compétition au lieu ñuy ñëw yëkkati bien bi jox ko telle agence immobilière non dañ naan sama kër ku ko njëkk a loué yow laay jox gestion bi donc loolu arrangé wul kenn donc kër gi ñu def ko ci prix bu raisonnable nit ñi loué ko ku nekk jël ci sa njëriñ man je préfère que moo gën pour tout le monde. mu am ci côté gestion bi nga cof léegi man dama ci bëgg a taxaw tuuti gestion bi maanaam mooy retour rentabilité bi nga xam dina ci am kenn ku ci nekk mën ci gis boppam borom kër ci gis ci boppam agence bi gis ci boppam léegi nag loolu ko koy fay moom mooy ki nga xam ne si moom moo koy loué moom la mu njëkk a wax mooy. agence li ñu may laaj dafa bëri ñetti weer mënu ma koo fay 150 000 fois 3 450 000 plus frais de déplacement mu bëgg ma dikkee 500 000 francs ci war a dëkk kër goo xam ne seen déjà xaw ma sax ñaata temps laa fay def ndax woyofal mënta am foofu ba nga xam ne seen dañ naan léegi 1 mois 2 mois et demi wala 1 mois léegi la ñuy laaj bu ko defee la ca des ñu def ko contrat boo xam dina mën a garantir les 2 parties ba kenn bu ci gaañ. waaw très bien gis nga toujours damay dikkaat ci loolu ah mooy 3 mois yi xam naa dëkk bi yëpp ci la ñuy ŋàññi chaque jour koo wax mu ne la 3 mois yi ñuy laaj dafa cher et tout te xamuñu matuwaayu 3 mois yooyu loolu la nee naa la 3 mois yooyu ñuy wax à chaque fois 3 mois bi agence immobilière bi booy xool service bi mu ci am mooy 1 mois bi de loyer te loolu loi bi moo ko déterminé pour nit ñi xam. frais de gestion moo gën a dérisoire ci li nit di bénéficier woo ci agence immobilière gis nga leen ñu mel ni ay kii di fleurir à Dakar mais wax dëgg yàlla ñoo gën a dee ci li ñuy am bu weesoo commission d' agence boobu ñuy am muy représenter 1 mois agence immobilière frais de gestion ça varie entre 5 ba 10% te léegi ils nous mettent tellement en compétition ba gisatoo ci agence bi bénéficier wu 10%. Kade dama lay jox un simple exemple rek soo ma joxee sa kër mu doon 100 000 francs un appartement que je loue 5% de 100 000 francs c' est 5 000 francs par mois 100 000 francs borom kër gi bu la 10 jotee yow agence bi dootoo am jàmm bu client bi fayul yow lay teg pression am na ay détails yoo xam ne nit ñi duñ ko sóoraale. te yoo xam ne borom agence moo koy supporté man je dis toujours que nee naa leen coût téléphone yi ngay passé rek pour client bi fay laa yi ngay wax ak borom kër gi ëpp na 5000 francs mais n'empêche on l'accepte c'est une gestion bu ñu boole lu bëri dinañ ko gérer ma dikkaat ci ñetti weer yooyu nga may wax ndaxte ñetti weer yi toujours moom la nit ñi di andi problème ñetti weer laa jox agence bi j'ai payé comme ça 150 000 la 450 000 bu may dugg dafa diis lool ci man mais 150 000 yi ñaari weer yi day dikkaat ci borom yow mii loué kër gi 150 000 bu benn bi rek ngay fay mooy frais d'agence te loolu c'est négociable chaque fois je le dis il y a une loi qui avait dit que c'est 1 mois de loyer mais c'est négociable mën nga ñëw ci agence immobilière bi nga ne ko sa commission d'agence bi de da nga ma koy wàññil au lieu nga koy def 150 000 doo ma ci defal xéewal nga defal ma ko 75 000 ngeen waxtaan wala au lieu ma koy fay 2 tranches nga defal ma ko 3 tranches ak yu demee noonu ngeen waxtaan jubóo si parce que aw la yéwén agence immobilière yi 150 000 boobu ci lay fay charge fixe am waaw xanaa di leen jaajëfal franchement ci li ma la waxoon ba ñuy entamer rek ci loolu laa jëm man dama bëgg ñu tendre vers un partenariat ndax RDV gis nañ ne liggéey bi ngeen di liggéey rafet na damay suivre seen émission tabax wax dëgg yàlla mu doon une réussite parce que immobilier dafa doon loo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ ko wax dëgg yàlla dafa bokk ci suñuy jëfandikoo mais nit ñi xamuñu ko comme il se doit kon bu ñu gisee ñu mel ni yéen ñu mel ni RDV di ci xeex di dem seeti les acteurs di leen interroger di woon nit ñi naka nañ war a doxale ci waayu dëkkuwaay loolu dañ koy sant wax dëgg yàlla ñu ngi leen di remercier te Fassis Evat à votre côté n'hésitez pas saa yu leen ñu soxlaa la fédération est là pour vous que ça soit muy man wala keneen wax dëgg yàlla ci am lu ñuy leeral population bi am lu ñu leen di ñaax pour ñu gën a doon sàmminu dëkkuwaay mu doon
lu rafet ñun ñu sommes prêts ñu ngi leen di gërëmaat une seconde fois déplacement bi ngeen defee Dakar ba fii fekk ñu fi pour ñu def émission bi lépp ci xeex ngir immobilier doon lu rafet yoon ñu ngi leen koy sant leen gërëmee yow Kader ci jëmm ji wax dëgg yàlla ak ñi nga àndal ñu ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup. merci beaucoup Mamadou Mbaye ñu kontaan bu baax a baax ci leeral yi nga xam ni indil nañu ko macha allah lii rek nag lañ ci bëgg lii rek tamit lañ jublu ci li nga xam ne moom moo di seen émission tabax mooy képp kenn koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun nga yeewu xam li nga xam ne si ne ni moom moo di sa yelleef ak sa wareef ci lépp loo xam ne mi ngi jëm ci wàllu kër ndax yombul c'est pourquoi seen émission tabax bàyyiwul dara lépp loo xam ne si ni yaakaar nañu buñ ko demee seeti indi ko mu amal leen njëriñ dañu koy def tey nag lii lañ leen indiloon ñu sant leen gërëm ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon tey gërëm bu baax a baax nga xam ne moom moo di Momar Ndao président ASCOSEN waaye gërëm tamit nga xam ne moom moo di Ismaïla Sall di président des locataires mujjee ak ki nga xam ne si nag moom moo di Mamadou Mbaye nekk président FACIS moom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk kuréelu agence immobilière yi ñu leen ngi gërëm bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di gërëm tamit sunu ay partenaires di leen jox di daje incha allah beneen yoon beneen numéro ci leneen loo xam ne war nañ ko waxtaane jërë ngeen jëf